ñun de loolu la ñu woote. dafa jot daal la ñu woote démocrate dafa jot parce que mais yow nan nga yëngoo daanaka yow bi nga toogee ne président ba léegi ba suñ doon ay élection nga nekk su ne da ngay campagne su ne da ngay campagne mais si ñaata ministre ñoom ñooy ñëw ci dëkk mais doo dégg dara lu yëngu quoi mais ñoom bu ñuy déplacé wu maanaam daanaka lu mat téeméeri oto la leen jox dem ci dëkk dëkk xaalis askan wi la ñuy jël di ko saafara quoi dëgg la xam nga mais moo tax dama ni la man laa la wax ni élection bu ma fekkee fi man damay dem Sénégal incha allah 2019 mënuñu maa tee dem quoi. non ñun ñëpp yàkkan man wax naa leen ko nee naa leen que ni actuellement xaw ma kan de mais man moom waaw yaa ma gën a xam heure bi bu jotee kenn duñu mën a teree dem Sénégal dañuy dem nañ ñu jàpp tëj au moins ñun dinañ bokk ci ñi tax ñu naan amatuñ kaso buñ tëj nit ñi au moins. bilaay walaay. waaw révolution dafa jot ñun de loolu la ñu woote wax dëgg yàlla ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw barkeelu rejoindre le mouvement dafa jot parce que Sénégal li fa jot dafa bari. mais lii kenn mos koo gis. réew moo xam ne si ay Sall ñoom ñoo jiite réew mi ay Moustapha Niasse doome xaraam yi. ay Ousmane Tanor Dieng Tanor moom fu ma ko gisee naan fàttali turu ndeyam. jar na ko de jar na lekk lu ko ñoo xam ne 40 ans ñu ngi ci pouvoir 40 ans ñu ngi ci pouvoir xam nga zaman la ña newoon ci pouvoir jamonoy Senghor ñoom ñoo nekkaat fee di weñ loxo réew ma. dëgg la. yaa may dégg. dëgg la Ibrahima. ñoom ñooy weñ loxo Macky Sall. ñoom ñoo koy doxloo naan ko def lii ak naa. wallaay xam nga parce que Abdou Diouf kan moo gën nekk doomeram. kenn nga xam ne Sénégal bu tardé Abdou Diouf moo ko tardel. yow tey jii Macky Sall indi ko. parce que booy xool da nga naan mooy premier conseiller. Macky Sall. te man xam nga Sénégal maam affaire yi ni muy doxee baaxul. parce que yow Souleymane Jules Diop dina taxaw di saaga sëriñ si. dëgg la. saaga sëriñ kilifa gi diine yu mag la doon saaga ci Sénégal tey ñu jël ko xool ko ministre. Moustapha Cissé Lo saaga na fi ku nekk. tey jii ñu jël ko teg ko ay poste yoo xam ne si marital Gaston Mbengue bu ñu mënee jàppee Gaston mu tepp turu ndey kilifa bu toll ni sëñ Moussa wax mu ñëw teg wax lu ko neex. ñu bàyyi ko muy traité. Gaston moom keroog xolli naa lëfal ndeyam mais doyaluma moom dinaa ko jëlalaat bis téegalaat cottu ndeyam moom Gaston waaw. man gas def ci bureau ba laa la wax ni bis bu ne bu ma xëyee wala maa teg sama tànk suuf ma dugg ci tuuru ndeyam juróom-ñaari yoon. merci beaucoup laalu laa jiw dugg ci tuuru ndeyam juróom-ñaari. merci beaucoup Ibrahima Ibrahima gërëm nañ la sa cadeau de Noël Ibrahima nee na laalo lay jël dugg ak moom ci biir dëjëw ndey Gaston waaw nañu partagé. waaw ak Tanor Dieng. Tanor moom dafa ñas ñoom ñëpp ay doomeram lañu parce que tey jii nii Sénégal toll na foo xamante ni yabaate rek moo koy fay mais nit kuy jël di sàcc sa alal di jël say citoyen di tëj yow nga taxaw fa naan non dañuy wax ak ñoom argument yabaate man damay laaj ndax ñenn ñi dinañ xalaat quoi. mais man wallaay damay rus sax ci assemblée nationale du Sénégal assemblée man dama honte. dëgg la moom jëm moo xam ne am nga juróom-ñetti at di taxaw di fen di tuune nga taxaw assemblée nationale. dañuy duul rek lañ nekk assemblée duul rek. dañuy duul Mimi Touré ma ngi nii day ba kenn xamee ko ñu làkk ko ya. naan ay 200 milliards. Moustapha Niasse ñoom dañoo am problème ñoom quoi. ñoom ñëpp fen rek lañ ci nekkee. fen kese. mais ba pare xam nga lu ma bëgg. le 3 janvier. comme Khalifa Sall ñoom dama bëgg gars yi wàcc ci mbedd bi. doxaan nday Macky Sall ci biir fekk ko ci biir xale ba doxaan ndayam. dëgg la de. loolu laa bëgg man le 3. non le 3 man le 3 nee naa képp kuy patriote amul ay affaire de man xalifiste la wala karimiste la ñun ay patriote la noonu. képp koo bëgg koo xam ne bëgg nga Sénégal. le 3 na nga def tout ba jaayante dem palais de justice parce que la fay xew du justice injustice la kon loolu dafa war a leer. dafa war a leer parce que programme nañ seeni programme mais dañu xamal lii yoon. bu defee leen loo xam ne si dëppawul Khalifa Sall génn ci biti gars yi dañoo war a doxal ndey magistrat yi ñëpp doxal seen ndey. dinañ téegal seen ndey man Sall ca xale ba téegal
live bi loolu mooy affaire live bu tey bi magistrat yi laa njëkk a téegal seen ndey parce que ay doomeram lañu ils sont indignes nekk seen place bii ñu ne balaa maa dee ñuy bind ay démenti naan magistrat yi respecté Bassirou Gueye moo fi njëkk a génn naan dootul permettre ñuy saaga benn magistrat man ma tontu ko ne ko yow duñu saaga magistrat mais sa ministre de la justice la ñuy xool li dëjëw ndeyam jéggi ko dem ci premier ministre bi jéggi ko dem ci Macky Sall lekk lëfal ndeyam waaw jël diwlin bu tàng di ko saaf seen cottu ndey ñoom magistrat yi ay corrompu lañ Ibrahima gërëm nañ la lu bëree bëri ils n'ont pas mérité des ministres ay doomeram lañu non am na solo dinañuy dugal ñeneen ñi des gërëm nañ la bu baax Ibrahima Ba jaajëfate waaw jaajëf dégg waaw di xamal gars yi que ni live bi mooy surtout deuxième live beneen bi parce que beneen bi dafa dagg beneen live bi dafa dagg donc ñi yeggal yi donc ma xool appel waaw laa baroon ci yow la daggee woon waaw ci man la daggee non man kay non dama ne gars yi dañ maa sàcc seen xërëm yi moo tax gisoo damaa dugg commencé wax tuuti rek live bi dag nga teg ci dëgg la bismillah waaw duñ daggandee dañuy jéggul aajowul benn yoon ci suñu coobare dëgg la li ma ko waxee rek Sénégal mooy dëkk bi nga xamante ne nii rangoon ñu baadoola yi moom mooy seen cëree buur dëgg la te saaga yi dañ koy bañ d'accord ñoom ñooy bañ saaga yi doomu raam gi Souleymane Jules bi mu fi nekkee di saaga toog Canada ni saax dafa saaga Macky Sall xëcc ko jël ko teg ko ci wetam tey mu nekk ministre dañ waxante dëgg neexoo bu ñu fawee suñu xel yi ñii liggéeyuñu liggéey la wuñu demuñu bay liggéey ay milliards ngay dégg Sénégal te Sénégal booy seet Afrique boo ko xoolee rek ci taarixu carte Afrique bi Sénégal moo ci gën a pauvre dëkk bu Sénégal moo ci gën a pauvre te ay milliards Sénégal ak ndetoon dégg milliards fii million fii pare nañu fii yàq nañu xale yàq nañu doomu jàng yàq nañu ñëpp Sénégal dara doxul amul dara du fa dox la preuve yow xam nga li may wax ñu nekk woon xool li ñu sonne lu ñu am yónnee nañ ko Sénégal te loo yónnee ñun la doyul loo yónnee loo yónnee ñun la doyul mais fan la ñu nekk ci ban mën nañ nekk dëgg neexul nañ ñu abal suñu Sénégal nañ ñu abal suñu Sénégal parce que il est temps ñu abal ñu bu ñu abalul man li ma wax dem bëkki dem raa bi mooy nañu bàyyi Sénégal Macky Sall carte du ko fi jële Macky Sall carte moo ko fi teg dëgg neexul carte moo ko fi teg kon carte moo ko fi jële Macky Sall kenn musul naana ndox ci sa àdduna Macky Sall sera un président de la République kenn musu ko xalaat ci àdduna kenn te loolu bi ñu demee ba xam ne lii Sénégalais moo fi dàq sot comme ni ñu ko sot rek la ñuy def te Macky Sall sot moo ko fi jël parce que gis nañ ni ko paa bi beddee woon gars yi bedd ko di ko ñaawal assemblée mu naqari nit ñi tey loolu moo ñu naqari tey ci ni muy def nit ñi kon Macky Sall nañu accepté loolu li ñu naqari ba tax nit ñi di révolté wu nii di wax ñëpp di yuuxu ñëpp di waxee xol Macky Sall nag comprendre loolu te bañ cee teggi dara bañ cee tëj kenn bañ cee noot kenn bañ cee dóor kenn li may wax rek Assane Diouf moom na ko fi ne ñëpp ñu yegg ba forox bu ko paaka laal bu ko jan jaasi laal bu ko lan sa tagg bu ko dara wokk bu ko dara xuure xëy na foofu ñu ko moo gën ci ma Amor Mbaye imbécile bi nga xamante ne nii moom moo dem attaqué waa kër ñoom Assane moo ko ci fekk est-ce que dañ koo tëj waa Guédiawaye ñoo ñàkk waa Guédiawaye ñoo waroon a fekk Amor Mbaye fa muy liggéey ñuus ko ba mu tay nokk ko ba mu xool benn place le temps ñu dem fekk ko këram nokk ko beneen bi mooy Talla Sylla imbécile boobu nga xamante ne bu war Idrissa Seck moom du mos a dégg monsieur le maire moom moo ñàkk jom moom drus du matt woon nañ fi ndeyam man nga bëgguma di saaga ndax sama daf maa ñaan man musuma saaga kenn man mag kii laa fi mos a saaga nu mu tudd Souleymane Jules Diop doomaram ñi nga xam ne moom mooy suñu ministre ñun yéen saagakat yi sax laay wax te man du ma ne kenn bul saaga mais man moom li may saaga dinaa xam dama koy limité parce que sama yaay dafa ma ñaan te li ma ñaan may naa ko te man aw ma ay faux profil bi ma yor mooy sama profil nëbbatuma làqatuma mais am naa ñu ma saaga te ñii saaga du ma ne kenn bu leen saaga sa papa yi géwali ma ñëw ci ñoom comme jamono ji tey ñoom ku ne lañu àndal ñoom fekkee nañ jamono yi fi gaañu woon décembre paa bi nu mu tuddati Senghor taggal ko ay maamam Senghor ku mën doo fen xooma Senghor sukkandeer la ñoo ko tagg ba Senghor dee ñu tagg Abdou Diouf ba Abdou Diouf wàcc ñëw tëdd France ñu tagg Ablaye Wade ba Ablaye Wade wàcc
tey jii ñi ngi tagg Macky Sall comme ni ngi tagg Macky Sall nañ toog waxtaan ak Macky Sall wax ko li nga xamante ne moom la askan bi di jooy loolu mooy dëgg gis nga gémmiñ bi waxul dëgg wax fan mënuñu ñoom di tagg Macky Sall fu mu toll te gis tolof fi Sénégalais di dunde di leen seetaan di leen bàyyi noonu waaye bi may terminer mooy assemblée nationale ñu ñàkk fay daa fa ne dañ ko wax te dégg assemblée nationale ñu ñàkk fayda ñoo jar a jox ay cadeau nag boo bëggee dégg dëgg man jamaa tàpp sama yoon nekku ci wax dëgg te yàlla tax nañ waxante non kii gaal seen nañ waxante dëgg la lu wér nga kan moo leen fa teg député yi kan moo leen teg Sénégal askan wi ñoo leen votel député yi kan moo leen teg Sénégal député yi ñoom ñoo war na xar seen tànk tubay pour ñun lépp lu gars yi teg ñu teg ko ni lii du fi amee lii ak nii ah même bu fekkee majeure partie bi sax Macky Sall moo ko moom mais ñu xool li nga xamante ne mooy dëgg bu ko defee dafa ko Macky Sall amul pour moom député moomul député yi député bu digne non mais député warul nekk député Macky Sall xam nga moomu leen voilà raison pour laquelle nag xam nga Macky Sall moomul député raison pour laquelle député yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk nga xamante ne ñeneen ñoom ci yeneen parti la ñu bokk ñoom ñoo waroon a nekk bloc mais fa la ñuy nekk bu subaa benn paa bu ñàkk fulla buy sol benn garaam bu cuub bu furi nekk fan ay Ablaye Wade magam ñàkk fay daal ay nekk France yor xaj mais lu fi sa gat Ablaye Wade au moins moom nekk na président de la République dégg na daal ba xëy dem ah yabaate weesuwul yow au lieu nga jooyal ñu sunuy problème wax li dëkk bii jooy ngeen toog di xastante bu maire toogee fi naan ko boo ma moytu bu ma la noqee bu ma la ñuuse mais attends nañ waxante kon lan la ñu bañ ci saaga vraiment mag yoo xamante ni ñoom ñoo ñu war a dimbali ñoo ñu war a wan yoon war a wax xale fan la tett ni wax na fan la ñuy jaar ñoom ñoo dàq saaga mais nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg nañ libéré Khalifa Sall ngir jëmmi na suulaay te bañ a bàyyi ba 4 avril ñoom dañ koo gracier ngeen wax ay waxi gracier nañ ko libéré imam Ndaw li ma waxoon tànk faj bi jaaw faj ba ca kër ga mu nga ma ba fa li ngi demee ba Jérusalem man dañ leen di marché ñu marché ko imam Ndaw mi nga xamante ni danaan yàlla nee na yonent bi nee na mais sénégalais moo gëmul yàlla nee na yonent bi neen nañ wax dëgg te dee sénégalais tey yàlla ji mooy wàcc fii ci Sénégal te taxaw buntu Dakar Njaay ni tey ji ku fi suwaare rek ma diggaale ko yow noo xam ne kii yàlla la de xoolal ñu wooyu Mbaye Dièye Faye ñu ko kay bàkkal ñu sabari mam yàlla la ñuy jàkkaarloo dañuy defante moom ba mu neex sénégalais bi kooku mooy sénégalais bi jaruñu xeexal jaruñu yuuxul jaruñu dal parce que gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi dañuy gëm lu ñu fa gëm dañ leen di compter am nañu gëm on se dise la vérité mais majeure partie bi gëmuñu dara majeure partie bi tax ñuy xorom man jaruñu ma xeex dootuñu may xeexal bu déggee ci yii yëpp nag dinañ ñëw ci imbécile xale yu góor yi nga xamante ne duul rek dañ fi nekk di maltraité jigéen ñi di nax jigéen ñi yooyu yëpp yooyu dinañ ci waxtaan bàyyi ba pare ñu nu war a xorom ñëpp dañoo bari te dinañ xorom ñëpp kooku moom amuma dem ñëpp la xale yu xorom te dara du leen ci fekk incha allah am na solo xorom saa ngi fi du jeex am na solo xorom saa ngi fii rafet ba bëgg a dee xorom bu rafet bu sew bi fii na nga xam ne boo ko sottee ci fu dagg moom day pëyi dootoo taxaw mi ngi fi dañ yónnee yëpp ay partenaire mu dem xorom bi niroog jama bi jaan nee na moom Mali la indee xorom bi gërëm nañ la ñu xool ndax Rabi Seye mu ngi ci ligne bi ñu ko defee mooy loolu kenn ku ci nekk jël la parole waaw soxna Rabi Seye waaw Galsen ziar nañ la bu wér a wér dellu ziar naka yite yi di la bëggee rek di la bëggee jaajëf am na solo di la wax ni bon yéen moom amuñu seen fay parce que li ngeen di fajal doomu aadama yi moo bëri y a tellement de choses dans les cœurs que les gens n'arrivent pas à faire sortir yéen ñi ñu koy defal liñ naan vous êtes la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche man nag fi may commencé c'est ci assemblée nationale laa commencé comme ni ngeen ko waxee man je me dis que un député fii Sénégal député yi dañu xamul seen rôle parce que man dès l'instant que tu es élu député tu dois te départir de tout esprit partisan j'ai du mal à entendre certains dire que député APR député tel c'est vide de sens parce que quand on dit député yow tu es là pour le peuple même su fekkee APR moo la investir ou bien opposition moo la investir tu n'as plus le droit d'avoir un esprit partisan que ça soit clair parce que dès l'instant yow nga am boobu esprit partisan rek ça veut dire que tu n'es pas là pour le peuple mais tu es là pour le parti
et que loolu noonu philosophie boobu noonu ñu am moom moo reflété qui travaille à la si li am assemblée parce que booy xool ñun soxlawu sax ñu ñuy voté ñu voté loo ay loi parce que bon même boo voté loi ça revient au même on a des députés de parti mais pas des députés du peuple il faut que ça soit clair man je me dis que am na benn philosophe bu doon wax naan le oui c'est le signe d'un esprit qui s'endort mais c'est vrai députés lan lañ nekkee assemblée nationale ils ne sont là que pour applaudir et pour nangu ay ordre Macky Sall qu'on le dise donc loolu noonu moo reflété ci assemblée ni muy doxee pagaay moo fa am député yuy xeex député yuy nelaw députés qui ne sont là que pour acquiescer ou bien pour applaudir et ça influe négativement sur le parce que ñoom assemblée moo dafa am solo ci réew dafa am solo ci réew mais kenn tooñu ñu kuddul suñu politiciens yi ñooñu tooñ parce que ren ji on avait une occasion d'avoir une rupture à l'Assemblée nationale si l'opposition avait une majorité li ñu dal yëpp duñu dal kon tey kon ñun jeunes yi duñu fi sax nekk di xeex kon Karim dellu si na kon Khalifa Sall mi ngi ci biti kon Assane Diouf te parce que là c'est des lois qui seront votées et duñ ko nangu parce que on aura la majorité mais gis nga gis nga à un certain moment il faut taire ce dialogue de sourds boobu où chacun essaie d'envenimer les raisons d'autrui moom moo ñu jural lii ñu jur parce que man je ne peux pas admettre ñu dem ba ay élections législatives on a raté une belle occasion de s'affirmer ak nu mu mënta ko doon on devait taire les querelles on devait taire les divergences mais puisque loolu dem na mënatuñ ci dara maintenant ce qu'on a à dire c'est que il nous reste les élections présidentielles moo ñu dese bu fekkee suñu révolution bii nii bon au cas quoi dernier ci laay wax de grâce ngir yàlla nañu bàyyi seen kuréel yi te jëm ànd nekk benn jiital intérêt réew mi pour man patriotisme moo war jiitu loo moo jiitu lépp très bien encore une fois man dama ni ñun Sénégal les étudiants qui sont à l'université soxlaatul ñuy jàng droit parce que Galsen jàng droit pour lan les acteurs ñoom ñoo njëkk violer les lois xam nga ci droit am na fu ñu naan les lois sont faites parfois pour être violées mais gis nga man je me dis que les magistrats d'aujourd'hui c'est la seule phrase qu'ils ont retenue de leur leçon de droit nañu waxante dëgg de parce que violation de la loi ñun parfois da ngay ñëw sax ñu ne la lii moo am ci droit nga ñëw application bi c'est tout à fait c'est diamétralement opposé donc ban nécessité nga amat yow naan yaa ngi ñoom magistrat seen jëmi bopp ñoom ay hors la loi lañu ñoom seen jëmi bopp ndax dossier Karim Wade ak Khalifa Sall lépp ay affaire de hors la loi lañ ci yaa ma neex maa tey ba si Assane Diouf injustice lañ ko tëjee mais ay hors la loi mais man Galsen dama ne à un certain moment citoyens yi ñoo war jël leur destin en main gis nga am na fooy xam ne boo fa tolloo bul bañ yaay mere la bul bañ mag mere la bul bañ nijaay mere la bul bañ xarit mere la parce que gis nga dëkk bi toll nañ fa nga xamante ne si anarchie moo fiy daw puisque anarchie moo fiy daw dañ naan là où est l'anarchie la révolution ou bien la résistance devient la devoir parce que ñoom lii fi am lépp ñoom la ñoo ko orchestré jeunes yi nii ñu jógee nii am parce que sànq ba may seetaan live bu Mame Sène ba mu jooy j'ai eu mal au cœur dans la mesure où dama xam ni kii elle a quelque chose dans le cœur kii am na lu ko metti Galsen démb ba ma defee live ba pare am na benn gel bu dugg samay commentaire lan la ma wax Rabi Sey du yaa dugg ci combat politique li nga somb di nga ko naan commencé di étaler sama vie privée mais une seule chose imaginez loolu yow nit ki taxaw te en plus sama live ñu wax dëgg xam na ni wax naa ba pare je n'ai insulté personne
mais pourquoi li may wax muy dëgg ñoom mënuñu yónni ka nga xamante ne il a des arguments pour ne kii lii nga wax amul mais ñu yónni ko pour muy ñëw di étaler nit ki vie privée chacun a sa vie privée et ça je crois que vie privée ak politique c'est diamétralement opposé mais man dama koy wax ni ko kooku jarul tontu kooku dinañ téegal ndeyam kooku noonu yow boo ko tontoo sax da nga koy mel dama naan ko rek kii Galsen li ma waxal c'est du mérite pourquoi c'est du mérite mooy bëggoon na wax le monde entier que je suis divorce c'est pas un crime au Sénégal wax dëgg yàlla li ma waxal mooy que sa doom sa jëkkër jël na ko man duma jigéen bu yóbbu sama jëkkër tribunal pour ay loolu bu mu ko may te en plus affaire yooyu noonu la ñu war a bàyyi dëgg la xam nga man yaakaaroon naan dina ni ma caga nga wala dañu lay fekk ci boire mais alhamdulilah man nee naa man je suis verte amul lu ma ni xanaa lu ma nu sosal loolu je le mets de côté mais imaginez loolu noonu kooku boo ko toppee sa xol tàng wax dëgg yàlla nga fayoonteeg moom saaga di après lan la ñuy wax une éducatrice lañ la tooñ am na ñuy wër say tas boobu de am nañ jigéen ñoo xam ne xam nga lu ñuy wër guro ku leen takk ñu sëy même bu dee benn semaine sax ñu am ko jëkkër kon yow loolu du gàcce ay divorcé nga ak loolu waxi dof la mooy li ma la doon wax sànq rek man loolu dama gisul ban gàcce moo ci nekk non Rabi ban gàcce moo ci nekk d'autant plus que man fi ma mooy que ni li ñu gis sama feebar parce que dañ ko yónni ci man waaw moom laa la wax mooy que ni Assane Diouf moo trouvé formule bi pour téegal seen ndey ñoom ay argument doyu leen boo ñëwee ci ñoom di argumenté dañuy jéem a gëstu pour détruire la ñoom noonu la ñuy politiquer yi waa APR yi xorom seen jobbu ndey kese mooy solution bi amul beneen solution. non mais c'est sûr dem na ba ñu ma à 0 heure dinaa la waxal la nga xamante ne si dina métti te yàgg imaginer yooyu noonu. bu ko sax bàyyi non man je me dis que man gis nga jamono ji ñu nekk mais une seule chose rek laa leen di wax ni leen man Rabi personne ne peut m'intimider. gis nga sama décision si je la prends même sama mag sax su ma nekkee sama dëgg dama ciy dem ba jeex. et que ça soit clair. bu yeboo na ngeen wuti information ba ay Chine. fu leen neex je vous défie. lu ngeen sosalul ci man du ngeen am ci man la nga xamante ne si lu ñaaw la bu ko ñëpp a gisee dañuy tiit. xanaa lu ngeen sos. donc je suis quitte avec ma conscience et je vous préviens. tey laa gën a mën a déterminer tey laa gën a mën a combattre. loolu mooy seen travail sosal ngay nit ñi. Imam Ndao ngi nii dañ ko tuumaal sosal ko ne ko terroriste la tëj ko Assane Diouf a ngi nii dañ ko sosal tëj Khalifa Sall noonu Karim Wade noonu sosal mooy seen mérite mooy seen métier loolu la ñu xam man moo tax duma fi nekk di chercher midi à 14h ku ñëw di ma jéem a wax nangam ma xorom sa job bu ndey lu leen neex nañu wax mais man duma wàcc Assane daf ñu wan yoon bi ñii xorom rek gis nga boo leen di xorom da leen di métti barke Serigne Bamba lu leer laa leen di wax gis nga bu ñuy xorom seen ndey daf leen di même Macky Sall am na ñoo xam ne ay fanatique wu Macky Sall lañ suñuy dégg ñuy xorom Macky Sall da leen di métti mais mënuñ ci dara dañuy xorom jobbu ndey Macky Sall matin midi soir seen mais imaginer ku jug ni man damay xeex pour sama dëkk damay xeex pour injustice nga taxaw naan ko léegi bandi nga léegi lii nga ay non man ay bandi ça veut dire que ñoom ñooy pousser nit ñi à ce qu'on les insulte. Rabi nit ku dem naan ay tu es une femme perdue du n'importe quoi. xamoo sénégalais. mais nañu noppalu daal seen man moom bu yeboon nañu pare quoi. te wuti ay information mais man je ne céderai pas. te wallahi azim ñi ma xam dëgg. xam nañ ni man je ne vais jamais céder à cela. donc je vous remercie et vraiment je vous dis du courage. maintenant mais inchallah on va triompher. c'est un chemin nag pas chemin d'embûche. mais inchallah rabbi on va gagner le combat. Inchallah okay, nous merci. parce que la vérité est de notre côté. jaajëf Rabi Seye dañuy gagner combat bi parce que dëgg moom mës naa dégg ku koy wax fen day jël ascenseur di daw dëgg jël escalier roppi ko te dina ko mës a dab waaw dëgg rek mooy mujj ñii li ñuy def yëpp ay fen la sosal ay nit jël ay gor di jël ay tuuma ay duul di teg seen der ndax la affaire de politique fan lañ teg loolu noonu yëpp
allo. allo. waaw ziarat nañ gàll ñu ngi jégalu ñu ne nit du dëgg. waaw nit du dëgg waaw. waaw ñu ngi jégalu bu wér a wér dañoo bëgg a xool am tuuti luñ dolliwaat rek. waaw bismillah bismillah. waaw ñu ngi ziar bu baax a baax suñu séer raa bi mi génn. parce que dañoo toog di déglu raa bi am loo xam daf ñoo naxari suñu xol barke alxuraan naxar nañu ba suñu biir xol. dëgg la ndax démb raa bi na xoolaat commentaire yi démb laa bi mu doon def na xoolaat commentaire yi maa ngi koy wax. na xam ne nag lim dégg noonu dina dégg lu ko raw. dëgg la démb maa ngi koy wax nee naa instant yi dugg sax si douze yàggu fa erreur la. ndax boo génnee Macky Sall na la jël def ci kaso bi. yàlla lu tax yàggu fa. raa bi instant yow yaa jóg pour xeexal sa réew. yow yaa jóg pour xeexal sa réew raa bi yaa ngi may dégg yow yaa jóg pour xeexal sa réew. xaaral parce que ñu wax la yow ne sax dëmm nga mun nga ko xaar ko ci lool. même yaa ngi wax si biti même sa famille sax dañ la attaqué. parce que Sénégalais ñemewul dëgg. ñemewul dëgg te bëggul wax bëggul dëgg kuy wax dëgg. boo ko waxee ñu ne da nga xamadi boo ko waxee ñu ne da nga réew. combat bi nag képp kuy ragal wala képp kuy bañ ñu xas la bu ci dugg. comme ni ko gars seen waxee nag noonu laa koy waxawaatee. ñoom li ñuy bañ ñun loolu la ñuy def saa suñu xëyee. man affaire yu ndaw yi di saaga nii comme ni ko gars seen waxee man du ma leen saaga ku ma ci dugg sama inbox saaga du ma la saaga mais seen patron saa yu ma xëyee xorom job bi ndeyam seen xol di dagg te mënuñu si dara man Macky Sall saa yu ma xëyee xorom job bi ndeyam man loolu sama musaay te gouvernement bi yëpp te ñoom mënuñu si sarat ndeyam te mënuñu si sarat ndeyam laa la saa yu ñu xëyee may xorom job bi ndey wu Macky Sall te bis maa ngi koy wax chaque jour bis su may dindi masque bi di saaga ndeyam ci laa doog a répondre ay petit affaire si di saaga dinaa toj seen job bi nday révolutionnaire yi ñëw dinañ ubbi seen lëfal nday Macky Sall gouvernement bi yëpp du leer lañ leen wax ñun lii xeex bi ñun jihaad la dama ko wax chaque jour xeex bi man nitu dëgg barki alxuraanu karim man moo ma gën a sax diine jihaad la man Macky Sall bu ma takkalee bomb bu ma lekk job bi ndayam billahi ak man de bu ma takkalee bomb laa la wax ma takk nday ci kaw Macky Sall barki alxuraanu karim dëgg la de mais moo gënal sama ndey moo gënal sama baay billahi du ma ko bàyyi dañ koy ñaanal gudd fan yow comme ça il pourrira en prison Macky Sall dinaa lekk dañ ko ñaanal gudd fan moom suñ ko reyee léegi day yomb duñ ko rey dañ koy may gudd fan ak wér téegal ndem ci kaso xanaa man dogal ma dama bëgg fi mu def Assane Diouf def fa Khalifa Sall dama fa def man ma doog a sentir ne patriote la mais tant que maa ngi en liberté di saaga job bi ndeyam du ma patriote man gaw ma ne patriote la Assane Diouf mooy patriote dëgg la Khalifa Ababacar Sall moom mooy patriote man du ma patriote dañ ne ñoo xeexal seen réew bañ def leen ci kaso seen job bi ndey gouvernement Macky Sall duñ sarat ndeyam ay muy ndey soskat dum ay soskat lañu soskat la raa bi xaaral lu nekk raa bi na nga xaar lu nekk tey bi ngay xoolaatal samay commentaire bu baax bi ngay laaj tey xoolaatal samay commentaire bi ngay laaj tey ci commentaire yi yaa ngi gis ne maa ngi xorom benn doomeeraam xaw ma tey la xaw ma démb mais waaw waa jooju mu ngi bind naan ñëpp xam nañ ne opposition bi moo leen financé ñu ngi sos déggal lool comme déggal man lool maa ngi koy gis mais mooy waa ji ma génne ay photom dugal ko ci face bi xaw ma nu mu tudd yàlla bu ma xamante turam doomeeraam la ay doomeeraam yoo xam ne tekkiwuñu sarap ndeem boo demee xoolal benn salon étudiant la nekk cogère ñu leen di jox ay 50 000 di leen ko neexalee ñu jël Macky Sall def ko yàlla man nee naa ko xoolal du ma la laal yow mais Macky Sall dinaa xorom jobbu ndeem matin midi soir sans que connexion mu ngi am démb tamit déggoo la rajo li gën a garaaw man démb bi ma paree live rek am na ku dugg sama inbox Cheikh Fall la tudd di ma tàggal saaga nday dafa jël ay photo jabaram saaga nday ma pare ne ko sa jabar dinaa ko yow rus naa sax ndax jigéen la du ma ko saaga mais xoolal dinaa teppi job bi ndeyu Macky Sall matin midi soir man maa ko wax ma ni dëgg te Macky tant que tel jour ma du ma noppi chaque jour moo ko ko billahi du ma noppi dinaa dindi masque bi xorom job bi nday matin midi soir daa ñu ngi jégaluwaat bu baax a baax di jaajëfal ñëpp nag patriote laa waxal man ñoom Rabi laa gëm ñoom Viviane Safi laa gëm ñoom Mame Sène laa gëm ñoom Safal laa gëm man ñooñu laa gëm. dëgg la ñoom Soxna Lamp ñooñu laa gëm ñoom ñooy ay patriote. mais góor jigéen ñi toog foofu xool naa nañu défendre Macky Sall ay dooleeram na ndax Macky Sall moo jox seen yaay ay xarsum pour ñu dem ci mobilisation yi. jaajëf gars yi ziar nañ ñëpp. man de keroog sama yaay bi ma ko mujjee jot téléphone jaajëf nit dëgg bëgg nañ la bi mu mujjee jot sama yaay dama ko carrément ne ko fexeel rek ba bul votel nday Macky Sall dama ko prévenir carrément. waaw mu ne moom sax jotagul carte moom la naroon votel de ndax yëgul sax li géej gi di riir sama propre mère moom yëgul sax li géej gi di riir mu ne ma lu Macky def ma ne ko Macky yow yëgoo yàq ki muy yàq mu ne yàlla xam na ni yëgul ne Macky Sall nga yàq réew mi yëgu ko waaw tellement ndeysaan ñoom li nekkuñ internet
RTS la ñuy seetaan ñu leen di gëmloo ay duul la ko fen waaw man nee naa ko boo votelee Macky Sall moom billaahi di ñu tooñ waaw te moom xam naa ko mën naa koo convaincre man sama famille laay njëkkee sama papa ak sama yaay duñ voteel ndey Macky Sall waaw man dinaa def tout ñoom ñëpp kenn du ko ci voteel ay dooméram lañ ñoo xamante ni bii mooy loolu en tout cas li wértóor mooy kontaan nañ ci yéen patriotes yi billahi kontaan nañ bu wér a wér ci seen engagement kontaan nañ bu wér a wér ci seen dévouement waaw ñun ñàkkuñu ay argument mais ñii ñu jàkkaar lool ñoom ñoo amul ay argument te ñoom ñoo mënul dégg ay argument c'est ça le problème looloo waral ñuy xorom seen jobbu ndey mais yi ñuy def nii yëpp du ñàkk teggin du ñàkk argument du dara ma dugal dernier participant en l'occurrence Mam Sen allo Mam. waa Gan Sen. naka ça va maa ngi ci laaj fi maa ngi fi xorom bi saf na mais na ngeen dolli loo leen xorom rek doyul. non du doy dama doon tàggoo sax nga woote ma ne naa la dugal d'abord. bàyyi la non dégg naa ngay tàggoo mais ñàkk ma dugal déli la. déli la wax nga dëgg vas-y. li may kaas a bëri mais c'est que xam nga lu nit yi war a xam. affaire amuñu argument. bien sûr. comme amuñu argument ñoom seen argument mooy ñu intimider ñu. te xamuñu ne ñu mel ni ñun. ñu mel ni ñun. kenn mënuñoo intimider. dëgg la. kenn mënuñoo intimider. dëgg la xam nga dañoo xam lu ñu bëgg xam fu ñu bëgg a jëmale Sénégal. donc kenn mënuñoo intimider. donc xale yi dañuy war a gëm seen bopp. xam lu ñu bëgg. xam nga xam fu ñu mën a yóbbu Sénégal. dëgg la. xam ne lu dul yàlla di neen. ci lu wér ci lu wér. lu dul yàlla di neen xeex bi nañ ko xeex. ñu gëm suñu bopp. raab yi na xam ne man mii sama première vidéo nga xam te ne saagawuma ci kenn. la ma waa APR di ñu uti woo. di ma menacé. xas ma xas di bëgg mais man ñooñu c'est que amaguñu fitu dévoiler sama vie. xam nga wala awma lu may nëbb. mais nag ñu xam ne ci carte électeur bi binduñu ci carte sàcc. amul carte caga. amul carte fenkat. on est tous au même pied d'égalité au moment de voter. moo tax ñun suñu groupe yi nii patriotisme avant tout. dëgg la la patrie dañu fàtte suñu personne. dañu fàtte suñu personne fàtte suñuy parti politique. dëgg la on est apolitique. donc Macky Sall xamal ne jeunes yi instant bi ils se sont unis. unité un seul groupe. mënaloo ñu dara. 80% sénégalais yi ay pauvres lañu. et mun naa wax ne parmi ces pauvres là. xam nga ñu plus de 70% c'est des jeunes. dëgg la ndax paa yi yëpp ku ci deewul am nga AVC. lépp yi ci nekk yàlla soxlaagu leen ndax ay sàcc lañu ñu nekk ci gouvernement bi ay màggetum sàcc lañu yàlla soxlawu leen. di nga yàlla nit ñu baax ñi rek la soxla ci wetam. seytaane yi mel ni ñas yàlla soxlawu leen da leen suur même suuf da leen suur ñooñu boo leen suuloon tey jii sax suuf si da leen di rejeter. dëgg la ñaan nañu yàlla toll ci stade boobu noonu. moo tax soyons des pauvres fiers. Fiers dans notre pauvreté. Nous savons qu'on se donne la chance, il faut se donner la chance de réussir. Chance boobu tey jii c'est maintenant ou jamais. Munoo am or, am zircon, am diamant, am nañ lépp, am gaz. am nañ lépp. lépp nga ne dee da ngay croiser les bras. am nañu géej. am nañu géej am jën yu baax. muy taw suñu réew di taw am nañ espace tubaab yi lañ ko yéene et puis li gën a jafe Mame Sène mooy am nañu jeunesse. on a la jeunesse. voilà on a la jeunesse. ba pare na nga xam ne lu ñu naan population africaine dañu nekk di surpeuplé c'est des mensonges. parce que le taux de mortalité est très élevé en Afrique. ba pare l'espérance de vie est très court. dëgg la. bu leen toog tubaab yi duñu naan da ngeen bëri tubaab yi tey seen problème mooy eux ils font pas d'enfants et leur race est en voie de disparition. Effectivement. Donc pour préserver la race blanche
ils sont en train de nous sacrifier au point où nous avons des médicaments yu bon wala ñu jël influencer suñu politiciens yu mel ni Macky Sall ñuy bàyyi médicaments yu bon yi di dugg ci dëkk bi ñu ciy faju di dee wala lekk yu bon yi di jóge un peu partout c'est pas surveillé ñu di ko lekk di dee stérilité bi de wax loolu yàlla ça bat des records stérilité bi non mais c'est que le problème c'est qu'ils veulent préserver la race blanche c'est pour ça que notre taux de naissance est trop élevé non parce que beaucoup comparé au taux de mortalité bi on est loin de se développer du point de vue démographique faut pas qu'ils nous leurrent la race blanche est en train de disparaître ndax même métis bu loo nekk métis loo xees tant que ton père et ta mère n'est pas blanc t'es pas une blanche ou bien t'es pas un blanc donc ñun am nañu opportunité yépp instant bi lu ñu war a def mooy ñu gën a ñaaxaat suñu jeunesse yi ñu gëm suñu bopp et que ñu bañ a bàyyi franc-maçonnerie bi di gën a implanté wu comme ñun néew mi doole yi duñu am doole et que ñun néew mi doole yi ñu gën a joxante loxo man sama sœur Rabi maa ngi koy encouragé c'est vraiment une combattante parce que ñun lu ñuy xeex tuuti nañ ci kanamam ndaxte moom mi nekk Sénégal nga xamante ne menace yi c'est un peu partout et elle livre sa vie pour nous xam nga ñuy xool ñi nga xamante ne comme Viviane Safi qui se sont mis au même pied d'égalité que ñun xam nga malgré liggéey bu ñu am ak daraja bu ñu am ci dëkk bi mais mu jaral leen suufee seen bopp ba méngoog ñun yooyu je leur dis chapeau xam nga yeneen mag yi nga xamante ne tey jii ñoo ñuy accompagner dañu joxante loxo ay patriote lañ rek voilà le patriote boo ko doonee doo xool daraja doo xool dara l'intérêt de la nation l'intérêt commun loolu mooy primé mais Sénégal bëriwul patriote waaw Sénégal bëriwul patriote wax dëgg yàlla mais xam non bul ne bëri xam nga man xam lan laa mën a wax c'est que ñun éducation civique bi ça passe par non mais le mot patriotisme sax saa yi kenn du ko jàngal élèves yi mën nga def ci ba CM2 doo dégg le mot patriote doo ko non mais xam nga duñ ko jàngal nit yi mais xam nga ne fii xale xam na nu muy téye drapeau bu ñuy chanter marseillaise ku nekk xam na nu mu war a taxawee bu amee deuil national gis nañu ne drapeau yi dañ leen berné benn tubaab sax buñ ko xosee ci benn dëkk BFM dina ko ribuk ko toute la journée wala une semaine mu mel ni ñoom seen xeet rek koy dund donc ñooñu dafa incrusté tellement ci seen culture que on se rend même pas compte effectivement pour ñoom c'est évident ñoom dañu dépassé stade boobu c'est évident ñoom xam nañ ne seen carte c'est très sacré dañuy jël seen carte dem voter parce que vote c'est très sacré ba ñuy nekk sous tutelle mais tant que yaa ngi ànd ak sa xel am nga droit dem voter donc tey jii nii nous on n'écarte personne tout le monde est patriote on n'est pas là pour juger diw ndax caga la sàcc la fenkat la loolu yëpp on s'en fout ndax tey ñi fi nekk caga yëpp état bi tax ñu doon caga ñu leen joxoon tey moyens yi tax ñuy liggéey xëy na duñu doon caga ñi fi doon sàcc yëpp doomu baadoo yoo xam te ne kenn jox leen moyen pour ñu tekki la donc on appelle tous ces gens-là qui sont rejetés par la société qu'ils viennent s'unir à nous ñun équipe dafa jot ñu fippu xam nga ak ñun ñi nga xam te ne gëm nañu suñu bopp te xam nañ dafa jot ñu fippu révolutionner tout ça on se donne la main ñun entre patriotes entre néew mi doole entre ñi gëm Sénégal loolu laa amoon lu may wax Dial jërëjëf maam Sène am na solo waaw kay merci beaucoup frérot li ngay liggéey rafet na yàlla ñu yàlla jàppale ci liggéey bi yàlla buñu jàppale Sénégal jëm kanam billahi Sénégal jëm kanam amiin billahi day dem kanam sax mooy Sénégal dem kese loolu rek lañ bëgg bëgguñ leneen jaajëf maam Sène gërëm nañ la bu wér ok merci bonne soirée à toi waaw wax ji am na solo wax dëgg yàlla kontaan nañ bu wér a wér alalu àdduna nee na 50 ans à retraite politique waaw bien sûr actuellement vraiment Sénégal dañoo nekk ci civière bi le Sénégal est dans le coma bis bu ñu dof-dofloo ba Macky Sall am deuxième mandat li ñuy dund nii du dara par rapport ak li ñuy xaar mani lii ñuy dund actuellement ce n'est rien comparé ak li nga xam ne mu ngi ñuy xaar bu Macky Sall jëlee réew mi lu leer laa leen topp leer laa ko teg parce que le gars wax naa ko sànq ci sama premier live bi amagul deuxième mandat bi mu faloo net
Karim Wade la ko jël éliminé c'est-à-dire que mu ngi à la reconquête du pouvoir pour am deuxième mandat lan la defaat écarter Ousmane Sonko un potentiel candidat radié ko lu mu defati jël Khalifa Sall ne ko ràpp ci kaso bi un potentiel candidat le mec il ne pense qu'à son deuxième mandat bis bu faloo de am deuxième mandat ak nu mu ko mën a amee troisième mandat lay uti te troisième mandat rien ne l'empêche de l'avoir amul benn texte buy ñëw gis nga dañoo bëgg gars yi fàtte affaire de troisième mandat mais troisième mandat boobu noonu moo gën a bonati parce que légitimement mën na nekk président de la république mën na posé waat candidature am légitimement nag laa leen wax mooy que ni Macky Sall vrai objectif am dëgg objectif am mooy mel comme Paul Biya retraité ci biir palais bi dem fa ba màgget nekk magum 80 ans di modifier constitution bi di xërëm ak def dictature am gis ngeen Paul Biya même chose la Macky Sall di gouverner amul lenn benn bilan boo xam ne Macky Sall mën na ko teg ci table bi raison pour laquelle Macky Sall du jox interview yenn journalistes yi Sénégal du leen jox interview opinion internationale bi lay jéem a lëre dem fa diggi wane xoolal Ibrahima Boubacar Keïta ak Roch dégg bi ñu ñëwee ba Sénégal mu leen di visiteloo aéroport bu pareegul gëmloo ko leen ni que ne moom moo defar aéroport bi te amul benn bilan sama gars yi il faut que gars yi doon ay patriotes bis bu ñu doonee ay patriotes te bañ a doon ay partisans Sénégal dina defaru suñu réew liñ ci bëgg dinañ ko am wallahi Sénégal mooy gën ci réew yi parce que ñun ñàkkuñ dara am nañ ay ndaw yu jàmbaare bëgg liggéey mais problème bi ñu am kese mooy naaféq nañu bàyyi naaféq tey waxantey dëgg nañu bàyyi naaféq tey waxantey dëgg kon sama gaay fii laa leen di tàggoo di leen jox daje désormais lundi lay live ak vendredi désormais lundi ak vendredi lay live pour gars yëpp noté ko bu ko defee waaw yéen a ma gën a xam kon dañuy dugg ci béjjëw ndey Macky Sall mbooloo mi leneen xale bi tudde nañ ko Papa Ndiaye coppet waaw coppet béjjëw ndey Macky Sall waaw marché bi moom mooy cadeau de Noël Macky Sall waaw moom laa leen di tàggoo di leen jox daje vendredi incha allah mu kattati ndey Macky Sall waaw am di jàmmi gannaaw bi nu tuddee xale bi nag faaw ñu def suñu baaxu maam ndax xale bi may jëwelub juddam mu ana borom tama ji newoon saawet Aldemba Njaay Aldemba ngal foofin Njaay ngal foofin Aldemba ngal foofin Njaay ngal foofin Aldemba Njaay fajar jama jëlee sabar yëpp ci kaar di jëm si Dakar ay mën a ngeetal ndey ak baay mën a bàjjan xoram la ca fajar jama jëlee sabar yëpp ci kaar di jëm si Dakar ay sa daal noteer boobu ma teega boori sa baar Papa Njaga béjjëw ndey Macky Sall lii nekk ci biir béjjëw ndey lay xewe yow Macky lëmbal ci biir lëppal ndeyu Macky Sall ci biir béjjëw ndeyu Macky Sall lañ nekk di lëmbal wala ñu def état de siège yor suñu lépp sama yeeg bongo yi di lëmbal sa biir béjjëw ndey mais spécial fin d'année bi moo nar a gën a garaaw waxtu wu jot moom danaan kon doxalal waaw lii cadeau de Noël la cadeau premier an mu ngi ñëw cadeau Saint-Sylvestre mu ngi ñëw ñoom ñëpp dinañ leen joxaat cadeau tegal seen ndey one by one
sama carte électeur man jot naa ci biir bureau de vote bi laa ko jotee. yow mën ngaa noppi gannaaw ma ñu lëmbalee ci biir dëjëw nday Macky Sall waaw comme waa ji mu ngi koy fàttali man sama carte électeur mu ngi nii jot naa ci waaw bu dee lii rek moo fiy jële benn bii moo fiy jële nday Macky Sall ma xam ne Macky Sall dem na waaw dinaa 2012 voté wu ma parce que jaraluma ko woon te c'est une chose que j'ai regretté 2012 dama ne man jaraluma may dem di voter parce que mooy loolu quoi Sénégal actuellement mooy loolu mais li wértoor mooy bii nii incha allah bu dee benn carte bi mooy jële ndey Macky Sall ci réew mi Macky Sall dina dégage sama gaay siyaar ak màggal di leen may dof ndey tama dapi nday ga fugu tan ko koy lan tarana ko xexe Dakar ba Berkelan ramana Berkelan ya cepp karbo ki ko be ya be ka na ay ta xangala ay Berkelan lan tan jaay ko de way vendredi inshallah ñu ñëwaat ras gisat mbaras pédalé lépp ci biir seen dëjëw nday Macky Sall vendredi bu ko kenn wute parce que boobu mooy dernier live de l'année pour Galsen nangwana to praise mana nanguna to nangwa jana chara banjo ai fuck manango to da plus mana mono da nyaka fuck manango nanguna ras gis pédale lépp seen biir de jëw nday Macky Sall yàq ñi nga àndal ñëpp ak APR yi képp ku ànd ak yow rek sa de jëw nday la garam na la ñaanal na la papa sant na la garam na la ñaanal na la papa garam na la sant na la ñaanal na papa garam na la sant na la ñaanal na papa garam na la sant na la ñaanal na la papa garam na papa sant na la garam na la ñaanal na papa ñaanal na ya me ma teel suma daga xel ga ko doon ñeneen ci yeneen jeeg la ñuy def Saga doro yang trapato man papa garam na mosuma yeng ngai saga sumanai mosuma peka finga khase sumanega doro landega saga landega takaso landega man papa garam na la santa na la nyana na la papa garam na la nyana na la santa na la papa garam na ya mi ma teel suma ndega xel ga dem ya mi ma teel suma ndega daf bi waay ko doon ñeneen ci yeneen jeeg la ñuy dem waaye papa garam na waaye am na jeeg bu riis bi waay am jeeg bu faaris bi wante am na jeeg bu ndeysaan kon sama gaay kontaan naa ci yéen yàlla na leen yàlla def patriote ñun ñëpp yàlla gën ñu def ay patriote te bañ a doon ay partisans seul le Sénégal compte seul le Sénégal compte leneen comptewul Sénégal dong kese dong Tout cet idée, moi je fais confiance comme mon manche et en ma parole est vendredi inshallah ñu xoromaat jobbu nday ñëpp Macky Sall Mimi Touré Aline Sall les Sall dooméram de la République les voleurs de la République dinañ téegal seen ndey yéen ñëpp benn par benn one by one step by step duñ ci yaa xam te dëjjëw ndeyam lu leer laa leen di wax anyway duñ ci yaa xam te vendredi damay jël sama temps live leen 5 heures de temps na ko gars yi pare charger les téléphones charger lépp je donnerai la parole à tout le monde ndax vendredi mooy nekk dernier live de Galsen
ci année 2017 bi waaw incha allah kon nañ ko pare ngeen ko pare parce que live boobu noonu maanaam live bi fi mës am yëpp bii moo koy booboo koy gën a mooy doon seen waaw mooy doon caatu live yëpp mooy mujjee juddu waaw bëgg naa leen lu bare